en fait de la réalité tey dañuy wax ni comme ni jàng nasaraan ni perception réalité amul njariñ mais c'est ce qui est derrière la réalité te moom loolu lay joxe démb loolu la joxe ñu bari kontaan nañu ci waxtaan wi toujours ci même séquence boobu lañuy ñëwee kon moo sëñ Mor ñu jox la kàddu gi comme ça nga def présentation bi après ñu dugg ci questionnement bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah 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 allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim donc amaat nañ mbégte encore pour bokkaat ak jotaay le docteur Ousseynou Ka macha allah ngir ñu bokk partager waat suñuy réflexion par rapport aux questions de l'heure comme il le dit macha allah démb ñu waxtaan ci les ressources naturelles précisément le pétrole macha allah waaye tey ñu war a dem ci beneen domaine boo xamante ne nag moo ñu gën a touché ndax pétrole peut-être affaire état la affaire multinationale la affaire industrie la mais lii nag moom daanaka ñëpp la touché parce que ñun ñëpp am nañu ay téléphone sunu doom yi am nañu ay téléphone te dañ koy utiliser loolu mooy réseaux sociaux yi incha allah tey moom la ñu war a waxtaanee xaaju seen kàddu gaaw. comme en fait premier questionnement bi comme volet social te day touché lu bari jeunes yi première question c'est c'est-à-dire en fait li nga xam ni même su dee en fait logiciel la boo xam ni mun na aider benn boor en fait dundunu doomu aadama mu gën a gaaw parce que nu ñu daan jokkoo bi daan na metti waaye lii dina ko gën a faciliter waaye problème bi ñu am mooy utilisation te islam dafa soxla temps surtout attention la gën a soxla mais dañuy gis ni lii day jël attention ab jeune ba pare li gën a graaw ki ngay waxal doo ko gis virtuel la même si tu as un nombre en fait donné d'amis c'est virtuel ba pare li ngay wax day mel ni contexte bi amul réalité parce que du loo xam ne mën nañ ko toucher loolu laa bëggoon na nga saisiral moo ko surtout ci langue de l'islam xool ban décor lañ ci mën a def ba nga xam ni jeune bi dina ci mën a jariñu muy bañ a surtout bañ a gaspiller son temps ci volet boobu laa bëggoon surtout nga indee ko sëñ bismillahi rahmani rahim alhamdulillah donc Haj Hussein ñoo ngi amaat mbégte encore di répondre ci ces questions yow it li nga wax sànq bi ngay ubbi ñun moom la ñuy waxaat c'est-à-dire que léeg-léeg kii tontu mën naa tontu waaye nag léeg-léeg kii laaj question mooy déclencher ci tontukat bi mu mën a feeñal ay yoo xamante ni su ko keneen laajee woon neneen du génnee loolu kon nag tey jii retour yi c'est partout dans le monde macha allah ñëpp a ngi bëgg ci jotaay bi ñu am démb am na ñu bëri tamit jaare nañ ci xippi seeni bët et puis am yeneen réflexion yoo xamante ni sax jotaay bi moo leen ko may tey nag da nga ubbi beneen buntu bu doy waar mooy deuxième thème sax suñu exposition bi ren incha allah muy réseaux sociaux et responsabilité mu mel ni suñu waxee réseaux sociaux wax na lu am solo mooy logiciel nag suñ ko waxee suñu xel tamit day dem ci informatique dem ci programme dem ci ay cadre yoo xamante ni dañ koy créer rek pour un but précis ndax tey jii buntu bii ñu ubbi daf ñuy wan yeneen ci internet ci boppam ndax lii yëpp ça tourne ci sujet wu internet macha allah mu mel ni différence bi nga xamante ni moo am ci yeneen support de communication ak réseaux sociaux yi mooy l'interconnexion bi ci am l'interconnectivité bi ci am jokkoo bi ci am dégg nga tabarakallahu échange yi ci am même bu dee échange bi fa tabarakallahu échange bu virtuel la mais échange bu virtuel la boo xamante ni dafa am répercussion sur le monde réel c'est ça le problème parce que virtuel bu dee dafa yem ci virtuel rek loolu garaawul mais du virtuel amee ay répercussions sur le monde réel c'est un autre problème mu mel ni nag borom bi tabaraka wa taala moo ñu dimbali damay wax ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ko gënoon a ñor ci kaw suuf mooy fexe message am bi nit ñu dégg ko donc tous les moyens utilisé na ko sallallahu alayhi wa sallam il est allé dans les marchés
wax pour message bi jàll. dégg nga il est allé dans les lieux de culte pour partager son message. Il a écrit des missives, des lettres, des correspondances aux souverains de l'époque pour ñoom it ñu mën a barkeelu jot ci seen wàll ci message bi. Il a parlé aux hommes, il a parlé aux djinns, il a parlé à toute la créature. Donc sallallahu alayhi wa sallam dafa joxe message am mais bii benn li mu wute mooy bii genre melting pot la. benn dox daje la bu garaaw boo xamante ni kenn ku ci nekk daf ci dox te amul tamit dara lu koy limiter. Au contraire, chacun est libre de faire le commentaire qu'il veut, d'écrire le texte qu'il veut, de publier ce qu'il veut, à quelques exceptions près ci yoo xamante ni ñoom tubaab bi ñoom la intéressé mais bu dee ñun ñii loolu ñun duñu sax bàyyi xel daanaka. tabaarkalla loolu moo ñuy ubbil benn bunt sax bu mu bëggoon a dugal foofu. parce que même tey jii nii bu ñu gisee yenn catastrophe yi. bon quand je dis catastrophe en fait c'est par rapport à la jeunesse aussi. ñuy xool ay nit yoo xam ni en fait bokkuñu gisin àdduna. bokkuñu identification àdduna bokkuñu représentation àdduna. ñooñu sax dañuy jël suñu jeunes yi. di leen gouffrer. même ci manque d'attention bi lay revenir à. di leen gouffrer ci yoon yoo xam ni. loolu du seen yoon. mais loolu surtout lu koy def da ngay dañuy laalaale sax sëñ Mor. wàllu éducation. effectivement wàllu éducation sax da koy laalaale. donc foofu tamit bëggoon naa parce que islam am na lu bari lu mu wax en fait ci yar. waaw parce que même bokk na ci fondement yi nga xam ni mooy ñoñoñal en fait wala moom mooy jox potentiel individu bi. nit ki effectivement. waaw foofu daal bëggoon naa nga xuusal. waaw dëgg la xam nga. c'est-à-dire que fi ma doon jëm mooy. jokkoo bi ci boppam laa doon leeral. jokkoo bi waa ji moo taxaw di joxe message am. jokkoo bi ñaar ñooy wax seen message mais fii. jokkoo la boo xamante ni c'est des millions de personnes. voire même des milliards. ñooy jokkoo te jokkoo bi comme ni nga ko waxee. bokkuñu aada. bokkuñu culture. bokkuñu gis-gis bokkuñu éducation. et chacun est libre. xam nga loolu mooy ubbi ci internet léegi dama koy wax njaboot gi man leen. ñun jàpp nañ ni internet Facebook la ak WhatsApp ak yooyu man leen déedéet internet gën na ngand loolu. internet monde bu yaatu la bu rëy bu xamante ni yomb te maîtriser. soo jàngee informatique dëgg ci ngay xam li ma lay wax. parce que ci biir internet am na lu ñuy wax darknet. darknet kooku ñu bëri amuñ ci accès. darknet fa la ñuy jaayee drogue fi ne ni doo duggee darknet da ngay jënd drogue comme ni ngay jëndee sa téléphone portable ci internet fa la ñuy jëndee même ay organes. fa la ñuy defee ay kidnapping. mais loo xalaat ci lu bon ci àdduna rek. ñoo ngi koy def. li mu bëgg wax foofu mooy lan gis nga na ngeen gëstu darknet DARK. gëstu leen ko ngeen xam li may bëgg a wax. li ma bëgg a junj foofu mooy gis nga darknet mooy internet noir quoi di noonu la sëñ Omar ah. internet noir internet obscur. gis nga darknet boobu. li muy dangereux réseaux sociaux yi ñoo ko gën a dangereux. pourquoi parce que darknet lu bon lañ fay jàngale moom lañ fay jaay moom lañ fay jënd arme lañ fay jaay moom lañ fay jënd drogue lañ fay jaay moom lañ fay jënd. mais attention waa darknet ñoo ngi alimenté woo ci réseaux sociaux yi. seen client ñu ngi leen di jëlee ci réseaux sociaux yi seeni idée ñoo ngi koy jëlee ci réseaux sociaux yi kon nga xam ni li ma bëgg a foofu mooy danger bi nekk ci darknet. danger bi nekk ci réseaux sociaux yi moo ko gën a grave parce que ki dem darknet xam na ni moom foofu lu bon rek a fa nekk. waaye kii réseaux sociaux yi mën na ci ñëw sax pour se faire des amis. mais il tombe sur des gens yoo xamante ils sont mal intentionnés. ñu yàq laay fam comme li ma daan wax dama daan wax ne bu njëkk. su la say wéjur yaree ci biir kër gi. mbedd mee lay yàq. mais léegi mbedd mi yàqatul kenn sëñ daara. ñan ñoo yàq léegi c'est les réseaux sociaux. da ngay toog sa biir nekk bu njëkk ñu naan jëli ko ci mbedd meeg jëli ko ci dancing ba sa doom moo ngi ak téléphone am sa rakk moo ngi ak téléphone am sa njaboot moo ngi ak téléphone am ci biir néegam muy càcce
di bind di yónnee ay photo ñu koy yónnee ay photo muy def ay vidéo ñu koy defal vidéo di def live muy wax di dindi di def ba sànq boppam ba dugal boppam ci ngóor jigéen ba dugal boppam ci jaay boppam ba futteeku ba def lu nekk te yow mi baay bi yow mi yaay ji yëgoo ci dara yaa nga tëdd dina la wala ngay wérd fekk sa doom moom moo ngi toj àdduna bi ci des sax gis nga dem na ba ci côté diine bi nga xamante ni ñun moo ñu gën a intéressé mais tey jii di nga gis koo xamante ni mais ci biir këram ci téléphone am ci smartphone am téléphone am Android dem laa bëgg a wax mais ci lay radicalisé wu ci lay jàngee affaire terrorisme ba xam ko ba link ak réseau yi ba jóge fii ba dem ba Syrie ba ñu ray ko te génnul néegam te bu njëkk yooyu na nga ko daan jëlee ci mbedd mi donc li ma bëgg a wax foofu mooy réseaux sociaux képp koo xamante ni jàppee nga ko benn mbir mu simple benn mbir mu doyadi juum nga bul jàpp ni Facebook kase la mais y a des centaines de milliards d'informations de trucs yoo xamante ni ñoo ngi làqatu ci ginnaaw sama benn mbokk mu baax daf ma waxoon ne ma sëñ Mor jàng nañ ci suñuy gëstu ne mbir mu ñuy jariñoo si c'est gratuit rek nee nañ yow mi koy jariñoo yaay produit bi mun seen dégg nga man xanaa xamoo ni man damay toog ba càgg rek jël sama cahier rek posé wu ay question di ko gëstu bis toog naa ma ne waaw ñun bi ñu nekkee Maroc étudiant mais yow woote Sénégal mais kooku jamaa la woon te doo toog rek di woote foo toll déedéet benn carte ngay jënd lijjanti ba fexe woo ci ñu ci war a woo taf ku nekk 1 minute ku nekk 1 minute d'accord gis nga ni méttee woon ñu dem gis nga bi ñu nekkee France man dama lay wax rek par exemple 2012 bi ma ñëwee mais loo am téléphone lay jar ñu dem ba 2014 suñu mbokk yi judd am ku ñuy wax Facebook juddoon na sax mais melul woon nii amuloon ay live ak ay messenger ak yu bëri yu am na yu bëri ay fonctionnalités yu bëri am ci woon ñu toog ba caag ñu ne Skype yëngaloon na jamono ngay mën a wax di waxtaan dugal benn clé de connexion bu 5000 mën a waxtaan te yow benn 5000 mënoo ci woon a wax sa soxla nga mën ci waxtaan ay weer ñu toog ba caag WhatsApp ñu toog ba caag ne wax ji doyatu leen ñu indi appel vidéo ak yeneen fonctionnalité mais man dama toog ba caag ma naan ne waaw déglu leen question bi ma posé crédit ni mu chéré waaw nan lañ mën a xëyee rek indil ñu ay application yoo xamante ni tu appelles quand tu veux où tu veux tu fais des appels vidéo benn passu 500 mais waxtaan pendant 10 heures de temps te loolu doo jëndoon crédit même 35000 lu tax nga mën koo def kenn moom wax ne ma heure boo gisee ci wàllu marketing mbir mi ñu may la ko rek mu gratuit xamal ni yow yaay produit bi kooku jàppaleen loolu may wax bu baax a baax léegi nag après ci laa gën a xóotal samay gëstu ci laa comprendre ne ndekete yi application yi ñu utiliser ndekete am na ñeneen ñoo xamante ni c'est des multimilliardaires appelu Sénégal yëpp wala appelu Afrique yëpp may leen ko du dara ci ñoom déglu leen bu baax li may wax léegi nag pour détruire notre jeunesse ils sont prêts à financer et à subventionner des gars yi góorgóorlu nañ ba di jéem a faire basculer la balance mooy nan mooy lu ñu saay gars yi jël nañu WhatsApp wuti ay groupe bu diine dégg ngeen ay groupe bu daayira groupe bu jàng alxuraan groupe bu sopp yonent bi groupe bu sopp cheikh groupe bu sopp nangam dégg nga Facebook bi ñu ciy góorgóorlu di jéem a def ay live di ci jàngale diine di jàngale mais loolu façon la rek pour wax yàlla ne ko gaa yaa ngi def lu bon mais ñun ñoo ngi jéem a def lu baax mais xam nañ ni
attention li muy bari kii 5000 followers la am 5000 followers du dara. am na ci ñoo xamante ni saay si yëpp mais ils ont des 50 000 ñii ay 1 million ñii 2 millions. ñii 100 millions. ci Instagram ci Twitter ci beneen bi Snapchat tu vois loolu pour wax leen ne leen bu leen gis yëf yi nii rek mais am na li comme ni ko Cheikh Ousseynou junjee y a des choses qui se cachent derrière te ñu koy def ñëpp tamit ci ëpp c'est des ennemis du bien c'est des ennemis de l'islam c'est des ennemis du prophète Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax nag ñu war a gën a réfléchir gën a xool gën a taxaw sensibiliser suñu jeune ba ñu xam ni affaire bi kat ni mu yombee piège am ca te piège boobu ku ci dugg nag dootoo génn ndax tey jii y a beaucoup de vies qui sont détruites à cause des réseaux sociaux mais il y a aussi beaucoup de connexions et de links yu am grâce aux réseaux sociaux ba pare sax loolu day tàbbal beneen question après tu te poses la question où s'arrête notre liberté parce que en fait dafa dem ba nga xam ni dañuy jox benn liberté moo ba nga xam ni en fait ñun lu ñu neex la ñuy def te suñu diine ñun jàngaluñu loolu. déedéet je pense côté boobu bëgg naa nga xuusi nga xam suñu diine nan la ñu yamloo ba nga xam ni am na loo xam ni buñ ko miin wala xamuñu ko duñ ci dugg parce que man lu ma gën a en fait jaaxal ci affaire mbir mi mooy day jël suñu attention te da nga ciy nekk parfois sax nelaw gi nga war a nelaw doo ko nelaw kon da ngay am ab borub julli. yow li nga waroon def bu dee da ngaa am ay naafila doo ko mën a def parce que en fait sa attention bépp la jël sa xel mi même temps yi maa ngi doon seetaan benn reportage bu jaaroon TV5 même en fait les créateurs dañoo génne seen doom yi ñu bañ a nekk ci réseaux sociaux. effectivement nekk dañu internet. parce que en fait da leen di day yàq seen bopp. effectivement voilà foofu nag sëñ Mor bëggoon naa nga xuus fi nga xool suñu diini nañ la ñu jàngale ba nit ki yar boppam surtout yar boppam. waaw foofu bëggoon naa nga xuus bu baax a baax. d'accord xam nga li nga wax nii day delluwaat ci concept bi nga tudd terme vocable bi nga utiliser mooy le temps. te ma wax bàyyi woon ko. ngir mën koo beral. pàccam. parce que lépp temps la. gis nga doomu aadama. sama borom daf ko bind. te yàlla nee na. afa xasibtum annama xalaqnaakum abasan wa annakum ilayna la turjaun yàlla ne ndax da ngeen yaakaar ne dama leen bind ngir fo te doo leen dellu si ci man yàlla nee na da ngeen dellu si ci man te doo leen dellu si dinaa leen laaj kenn ku ci nekk sa alal foo ko jëlee ak foo ko dépensé sa dund foo ko jeexalee sa temps foo ko jeexalee sa wér foo ko jeexalee sa jot foo ko jeexalee borom xam-xam bi dañuy wax ne temps jaasi la soit da nga ciy dagg dara baa mu dagg la moom te réseaux sociaux yi doucement réseaux sociaux yi doo xoolee dëgg en principe ça devait être un cordon ombilical une occasion de linker les gens mais ci zahir bi nii da nga naan moi j'ai 5000 amis moi j'ai 1 million de followers mais en réalité comme ni nga ko waxee c'est des amis virtuels et yow jàpp nga ni tu es connecté au monde tu as beaucoup de liens tu as beaucoup mais en réalité les réseaux sociaux nekkul une aiguille qui rapièce mais c'est des ciseaux qui coupent ay lañset la yuy dagg. Qu'est-ce que je veux dire par là. Maintenant tu viens dans une famille. dañ daan toog ma dugalal la foofu. beneen tegal même sax dañuy exposer seen vie ci. kooku c'est important. waaw donc foofu dinañ ci ñëw. c'est-à-dire que. nan lay daggee les liens sociaux. yi mu waroon a raffermir. mooy tu viens le papa il a son téléphone. la maman elle a son téléphone. l'enfant il a son téléphone. la ku nekk dafa yor téléphone am toog. léegi ana discussion ana waxtaan. kër gi rek toj na. te yow yaa ngi yor sa téléphone di jokkoo ka nga xamante ni mu ngi ci Singapour. te mën naa am bokkoo leen culture te lim lay wax amul benn njëriñ ci yow. te mën na am soo yàggee wax ak moom mu am yum jeexital ci yow. léegi waxuma la sax papa yeeg yaay yeeg doom yi mais jëkkër yeeg jabar yi sax
léeg-léeg da ngay gis ñu tëdd ci lal bi war a waxtaan seen waxtaanu jàmm mais soxna si day yor téléphone am di def dernier càccam sëriñ bi yor téléphone am di déglu dernier vocom mais foofu fan la fay jàmm di amee fan la fa jokkoo di amee fan la fa waxtaan di amee da nga koy gis léegi sax dans les cérémonies nit ñi def selfie lañ gën a fonk ci ziyaar yi xoolal gàmmu yi xoolal màggal yi dañuy war a dem ci raw du nit yàlla au lieu que nga toog concentré wu xam ne yaa ngi ci kanam wëlu yàlla mais lii la gën a intéressé mooy sa selfie sa photo pour lan soo paree publier ko ci sa page pour lan gars yi ne la kii commencé di commenter nga nekk di coow yow amatoo dara donc réseaux sociaux yi en même temps aussi dañuy dépouiller ci sunu essence dafay dem ba yóbbu suñu xel xoolal léegi xale yi kenn amatul concentration loo leen wax demal jëndal ma lii ak lii ak lii ci yoon bi la ñuy nekk seen téléphone suñu demee nga yónni leen suukar ñu indi la sondeel pourquoi parce que weexaay bi rek la moo leen intéressé suukar weex na sondeel weex na ñuy indi la sondeel bu bari daal di lay jox mais loolu mooy lan te loolu mën naa la ko expliquer ba ci biir jàkka yi ba ci biir léeg-léeg da ngay gis moom dañuy wasifa fii di téléphone bi génn ñu bës benn affaire wala ñu bind ok mais loolu musiba mën na ko ëpp kon réseaux sociaux yi rôle am moo waroon nekk links di jokkale nit ñi mais en réalité fexe nañ ba nax ñu virtuellement ba ñu jàpp ne ñun nous sommes connectés nous avons des milliers d'amis nous avons ceci man damay jokkoo man damay feeñal fekk yow musiba rek nga am léegi nag y a des malheureux même dans l'histoire mooy ñi nga xamante ni ils ont la malchance d'exposer leur vie am ñoom sax dañuy exposer seen humeur lu ñu sentir moom la ñuy bind su ko defee nit mën na fa jaar rey la tey jii bu dee jigéen nga rey du ma waxee du kil mooy yàq la laay bëgg a wax yow tey jigéen nga daal di bind tey jii sa page Facebook wala sa page WhatsApp wala ci sa statut WhatsApp daal di bind ne je suis seul am lonely je suis seul pourtant da nga doon bind noonu rek pour parce que loolu nga yëg quoi mais loolu message la saay-saay sépp saay-saay su góor sépp nga xamante ni ñoom ku seul rek la ñuy wër pour wéttali ko mais dañuy commencé di wax ak yow wéttali la di la wéttali ci càggi ba ci yàgg ñu wéttali la ci leneen ba mujj yàq sa life kon doo noppi woon doo mucc te dama leen wax ju garaaw fan yee ci ginnaaw man leen li tax yàlla jox ñu ñaari nopp ak benn gémmiñ mooy dafa bëgg ñu déglu lu ëpp li ñuy wax kooku mooy premier bi man leen même jën su tëjoon gémmiñam kenn du ko jàpp jën du tëjoon gémmiñam kenn du ko jàpp même gis nga leen yenn politiciens yi yenn nitu diine yi mais lan moo tax mënatuñoo génne aaya wala ñu génne wax ju nit dégg pourquoi parce que dañoo ubbi seen gémmiñ ñu sol ca xaalis wala ñu sol ca caay-caay wala ñu sol ca xaw ma lan mais ku sa gémmiñ fees mënoo wax qu'est-ce que je veux dire par là parce que affaire bi dafa laaj étude léeg-léeg nga gis koo xamante ni da nga naan moom de du wax dara moom du wax nii ci gémmiñam bariwul wax daal mais doo xoolee page WhatsApp am da ngay fekk ay 175 messages yoo xamante ni en 30 minutes la koy bind mais message boo bind wax la waxuma audio yi de message écrit laa wax boo bind wax la commentaire boo bind kontaan naa bég naa mais yaa ngi wax le problème mooy ñoom nax nan la ba gëmloo leen la wax mooy lii gémmiñ gu yëngu mais dama ne clavier duy bind day wax bic duy bind day wax la message yooyu bind tap wax la te wax dafa nekk loo xamante ni lu garaaw a garaaw la soit da lay yóbbu àjjana baa mu yóbbu la sawara donc nag ragal naa ni war nañoo gën a xóotalaat waxtaan bi xam naa ni am na ñu bëri sax façon yii dina leen bett parce que jàpp nañ ni am nañ conception bi ñu am mooy perception bi ñu am mais la réalité et la perception c'est pas la même chose donc ñun tey jii dañoo nekkuñu ci ay rêve nekkuñu ci utopie nekkuñu ci splénide idéal bi ñuy wax mais ñoo ngi ci li ñuy wax réel politique ñoo ngi ci réalité ci la nekk mooy dëggi mbir yi loolu nag ragal naa ni duñ ko defee nit ñi dinañ am beneen vision bu ñu am ci yëfi Hadj Hussein docteur Ka waaw wóyul fii docteur waaw Serigne dafa mas a def benn intervention ci Facebook bi
mu nekkoon une alerte pour conscientiser les jeunes par rapport à cet objet-là. Parce que plateforme yi ñu utiliser yëpp c'est grâce à cet outil. mu tudd fa benn mot bu extraordinaire mooy priorité. mais mu nekk message bu fort bu graaw. donc ñu bëggoon mu dikkaat ci tuuti. waaw aywa sëñ Mor. waaw loolu ce sera très court. très précis après nga jëlaat sa kàddu. c'est-à-dire que dama ko laajoon waa àdduna question bi duré na pendant presque 2 mois ma laaj waa àdduna ne leen doomu aadama daal rek laa gis xamul priorité am ci kaw suuf mais téléphone bi nga xamante ni moo ñu gën a jege ñun ñëpp. moom la ñu njëkk a laal moom la ñu mujjee laal bala ñuy tëdd. da ngay xool say dernier tweet say dernier nangam teg ko soo yeewoo tamit li ci ëpp gars yi du ñuy yeewu nii la ñu njëkk a def jël xool kan moo la mujjee bind nangam soog a doxi say soxla ma ne téléphone bi moom daal laa gis ci kaw suuf ku xam priorité am ndax doo ci defee 150 applications 150 laa la wax application doo ko defee du tee ak loo mënti suivre ak loo mënti seetaan YouTube ak WhatsApp ak Instagram ak Facebook ak looy mënti seetaan téléphone bi moom du jotee appel rek day couper loolu appel bi ñëw dégg ngeen sew téléphone bi loo mënti def ci téléphone bi moom appel moom mooy première fonction moo tax du appel ñëwee lu mënti nekk da koy couper appel da koy interrompre daal dikk man leen kon téléphone bi dafa am lu ñuy jàngal mooy ñun suñu toppee chat yi ak commentaires yi ak message yi duñ ko toppee dinañ bàyyi suñu priorité mooy le temps qu'on doit consacrer à nous-mêmes le temps qu'on doit consacrer à Allah le temps qu'on doit consacrer à la recherche scientifique à l'étude aux études je veux dire à la lecture à l'écoute instructive dégg nga le temps qu'on doit consacrer à notre famille à notre vie waxuma sax conjugale mais à notre vie familiale donc l'islam dafa ñëw pour organiser nag suñu life ngir lan ñu xam lenn lu ci nekk fan lañ koy tegee jox ko ak xam nga xamante doo waree xool sa téléphone mais soo waree wax ak say njaboot soo waree julli soo waree jàpp soo waree doxi say soxla ba lii priorité bi mu am ba nga xamante ni lépp lu war ci yow du jotee ci téléphone bi mooy appel du ñëwee rek mu bàyyi lépp def lépp yow it du sa priorité du jotee rek loo mënti jàpp nga bàyyi ko ba lijjanti sa bopp ba sa lépp leer man gis-gis boobu laa ci amoon ngir nit ñi xam ni affaire bi ni ñu ko bëgg a jàppee demul noonu y a beaucoup de gens maintenant ils sont fous mën nañoo bañ a julli mais mënuñoo ñàkk connexion. mën nañoo bañ a julli mais mënuñoo ñàkk téléphone sax mënuñoo ñàkk téléphone da ngay gis nit mu feebar nii commencé jeex nga laaj ko lan la mun la parce que temps yëpp aw ma téléphone wala téléphone bi ma yor du Android amul du smartphone yooyu c'est très dangereux donc c'est devenu de la drogue boo xamante ni ñëpp a koy tox ñëpp a koy jëfandikoo su ko defee nag ku deful ndànk nag dana la gaañ dana la yàqal bien que mën nga ko utiliser à des fins positives waaw Hadj Hussein docteur. dañuy gis ci ci gis-gisu sëñ Mor boobu que vraiment la virtuosité de l'intellect parle avec l'entendement loolu ngay dégg billaahi dégg bi mi ngi mel ni ay gouttelettes d'eau yu dox benn du gaañ morom bi te bu la daggee benn du la percé loolu la ñuy am ci dégg-dégg sëñ Mor boobu. billaahi wallaahi l'identité est-ce que même tey jii nii lu ñuy wax rek ñu montre là boobu on est en train de le gaspiller ñu ngi koy yàq comme li ngay wax rek tout le temps di xiirtal ci nit ñi ci baat boobu waaw parce que man dégg-dégg boobu chaque fois danga ma koy jox moo tax ma renvoyé waat la ci dernière question bi nii. waaw voilà xam nga junj naa ko sànq. dafa am loo xamante ni peut-être waxtaan wi dafa xam naa ni waxtaanu démb bi garaaw na de. mais bu tey bii. moo gën a garaaw. parce que bii dafa laal ci
psychologie laal ci sociologie même psychanalyste daf ko laal waxtaan wu garaaw la boo xamante ni ku koy déglu war nga ko dégluwaat ko pour mën a détecter affaire yi xam nga li mu laal dafa garaaw dañuy wax ci arab huwiya mooy identité mais attention mais du li nga gis rek mooy dëgg ñaata nit tey ñoo sànku pourquoi parce que dañoo gis benn xale bu rafet di bindanteeg moom pendant 3 mois di waxanteeg moom di doye di ndekete kooku góor gu ne léng la gu dëkk fii te profilam lépp affaire yu jigéen la publication jigéen la waxi jigéen la nga xëy suba mu ne la yee sa waay jox ma 500 000 francs nga ne ko man aw ma ko mun la mais soo ko waxul dinaa publier li ñu mës a seq yëpp c'est en ce moment précis ngay soog a xam ne ndekete yow góor nga amaloon affaire donc là question day am ndax yaa amul identité wala moom moo amul identité ndax yow la wala du yow ndax su nekkoon yow la ndax di nga jëfandikoo ni nga jëfandikoo ak moom waaw moom ndax su nekkoon moom la ndax dina jëfandikoo yow di nga jëfandikoo ak moom ni mu jëfandikoo ak yow kon foofu dafa mel ni ñun ñaar ñëpp sànq nañ seen bopp yow sa identité moo nekkoon lan nekk nit yiw correct même bu dee da nga koy utiliser nga utiliser ko positivement kee identité moom c'est une fausse identité donc c'est un pseudonyme c'est un faux nom c'est un prête-nom c'est un nom d'emprunt ak un profil d'emprunt te loolu moo ëpp ci face bi man gis naa ñu bëri sànq nañ leen ci yàq leen ci dugal leen ci ay détails yu kenn xamul léeg-léeg dañ lay sax teg diil di la wax fekk ni yow c'est des espions ba nga wax li nga bëgg a wax yëpp ñu jàpp la donc nag suñu watul loolu day am léegi nag ñu gën a pousser la réflexion docteur qu'est-ce que je veux dire par là xam nga yàlla am na ñoo xamante ni fi neen ci àdduna lépp luñ leen jiiñ du dëgg xam nga lan lañ bëgg remplacer yàlla maa leen wax mbóot moomu tey xam nga am na ñu daan wutal yàlla morom mooy shirk am na ñu wax ne yàlla amul kufr weddi yàlla léegi nag am na ñoo xamante ni déedéet dañ ne yàlla la ñuy remplacer far ata léegi yàlla ci laa ilaaha illallaah bi nga wax laay jëm yàlla su ne yàlla lan la yàlla mooy ki contrôler lépp yàlla mooy ki xam lépp yàlla mooy ki mën lépp yàlla mooy ki dégg lépp yàlla mooy ki fekke lépp waaye dafa mel ni fi mu ne nii doo leen xoolee ba xool dégg ngeen li may bëgg a wax kon jarul may àggale outils yi ñuy utiliser dafay mel ni ay yàlla lañu am na ñoo xamante ni du ñuy dugg ci biir douche bi sax dañuy yóbbaale seeni téléphone kon téléphone baa ngi lay contrôler application yaa ngi lay contrôler sa yow doo xëyee li ngay njëkk a def wane sa humeur kon yow yaa ngi jooytu ci kanamu yàlla kan mooy sa yàlla Facebook wala WhatsApp wala statut gis nga loolu li may wax nii nag lu xóot la encore ci wàllu spiritualité ak tamit ñi nga xamante ni moom la ñuy wax les forces obscures ñi nga xamante ni ñoo ngi fee ci ginnaaw te dara taxu leen a jóg ci àdduna lu dul ne dañoo war a remplacer yàlla par autre chose mooy yi ñu wut yëpp gis nga léegi wut nañu ay satellite muy ay nopp ak ay bët yoo xamante ni ils peuvent tout voir ñun ñi xam nañ li may wax fi ne nii sunu réew yi doo fa nekkee mais satellite yi ñoo la tiim foo bëgg a dem da ngay dugal sa adresse rek mu yóbbu la ban la vous êtes arrivé jox la nombre de minutes jox la accident ya fa am jox la policiers yi nekk ci yoon bi jox la restaurant yi ak jàkka yi ak hôtel yi nekk ci mbedd bi ak climat bi ak travaux yi nekk ci yoon bi mais ñii ñoo ñan kon léegi Waze mooy kan kuy Waze léegi kan mooy Waze application la pour dawal kuy Waze léegi wala boog luy Waze xam nga li tax ma njëkkee kuy Waze mooy dañ ñoom Waze moomu yow yaa ko jàppee application
mais ñoom li ñu ko jàppee mooy yàlla kuy Facebook luy Facebook ki nga xamante ni lépp moo koy contrôler luy Facebook kuy Facebook yow yaa ko jàppee application mais am na koo xamante ni yàlla la ko jàppee kon léegi yow ñoo ngi lay weddiloo yàlla te yëgoo ko ñoo ngi dindi ci yow ngëm te yëgoo ko ñoo ngi lay dugal ci kufru ak shirku te yëgoo ko moo tax gars yi léegi-léeg doo déggee ustaas yi di xumbal da ngay xam ne ñii dañuy fo ñoom li ñuy wax shirk mais du shirk loolu shirku démb la jamono bu nekk dañoo xamul ne ñoom islam dafa c'est une religion actuelle et factuelle gis nga shirku démb du shirku tey waaye ana xërëmu màkka ya mais daanal nañ ko mais jamono bu nekk ak ay xërëmam xam nga doo di gisee kuy def émission ci wax naan ku jullee ci xabroog ku ñaan ci barke diw ak di ci def ay conférence fay ci def jënd ay wut ay rajo wut ay télévision te yow mii def conférence bi xoolal am nga sa taalibe yooyu di la ñu yor téléphone soo nekkoon xam di jullit bu actuel nekk au diapason de ce qui se passe di nga xam ne shirk biir mooy téléphone bi lay filmer soo xamul shirk biir mooy application ba ngay utiliser pour saaga pour wax la ngay wax yow naan bokkaalekatu yàlla yi gis nga gàmmu bidaa la ku yor kurus bidaa gis nga yow la ngay utiliser pour véhiculer message boobu xamoo ni yow loolu mooy bidaa ndax kii digganteem ak borom la te kii ñi ko créé kii kurus gi gàmmu gi ngay wax ay jullite ko créé kurus gi ay jullite ko créé yaa ngi dégg li ma bëgg a wax rawdu yi ay jullite fa tëdd mais lii ku ko créé yow xamoo ko dinañ wax ne diw ko créé mais est-ce que diw la est-ce que diw moo ko créé est-ce que amul ñu nekk ci ginnaawam jox ko xaalis moom mu def figurant fekk ki ko créé moo ngi fay tëdd ci ginnaaw kan la xamoo ko te dëgg la lii war ni mbir yi am na yu nekk ci ginnaaw mooy le deuxième homme du créateur du fondateur de Facebook mais dafa xëy feeñal ay mbóot nee na ay doomam du ñu am Facebook ay njabootam du ñu laal Facebook ay mbokkam ku leen déggal du laal Facebook ñu ne ko lu tax mu ne man li ci nekk maa ko xam loolu lu muy junj mooy yëf yi ay yàlla lañu wax ju xóot la yàlla nañu yàlla tibbali waaw moo tax nag ku nit da ngay bàyyi xel sa bopp foo toll ngay kii parce que dafa garaaw te doo gisee cette colonisation qu'on subit bu njëkk tubaab bi ñoo daan ñëw di ñu coloniser mais léegi ñun ñii ñoo ñu coloniser c'est vrai et ils nous inculquent leurs valeurs c'est vrai leur pseudo valeur leur pseudo vertu parce que amuñu valeur amuñu vertu ils nous soutirent et nous enlèvent ce qu'on a reçu de nos pieux prédécesseurs de nos parents de nos maîtres